asalaamaaleykum mbokki auditeurs yi mbokki auditrices yi ni nu baaxoo di ko defee ay bés bu jot si waxtu wi dellu si nanu fas yéene ànd ak yéen si seen émission actualité politique de la semaine actualité politique de la semaine ki leen koy defal di seen xarit Chérif El Walid ànd ak ay invité am si biir studio bi bokk na si El Hadji Malick Sarr mu fekk ko Soxna Awa Thiandoum waaye nu jàkkaarloo aussi ak Babacar Diagne mbokk yi di nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp si safoo gi ngeen safoo seen émission actualité politique de la semaine di leen wax nag ni leen tey fas nañu yéene waxtaanee ñaari point yu am solo point bi njëkk bi di troisième mandat nag buñ ko tuddee Sénégal defe naa dinañu fàttali lu bari rawatina bi nga xamee ni fii nu toll am na ñaari réew Afrique yoo xam ni am na seeni président si liggéey bu nu nekk ngir bëgg a dëggal troisième mandat kon nag defe naa ni waxtaan si jot na waaye it deuxième point bi nu fas yéene waxtaanee génn bi nga xam ni ministre de l'intérieur monsieur Aly Ngouille Ndiaye génn na ko si décision yi nga xam ni jël nañ ko gannaaw ba nu xoolee xam ni mbir mi demul maa ngi wax si Covid 19 bi muy erreur boo xam ni yaakaar naa ni ñëpp constaté nañu ko ba boog nañu échec. deuxième point bi dinañu waxtaan si loolu bu baax a baax maag samay invité ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp léegi nag duma def rek du dul fàttali leen yéen a ngi si Cap Sénégal Natangué la convergence alternative pour la prospérité Sénégal Natangué bi président Abdoulaye Fall jiite si partenariat mu lëkkaloog suñu Kër FM de la première radio panafricaine di émettre depuis Los Angeles yéen a ngi si seen émission actualité politique. duma def nag lu dul jox samay invité nu nuyoo bu nu pare rek nu daal di wéy xuus si émission bi incha allah soxna Awa Thiandoum maa ngi lay nuyu soxna si looy nuyoo auditeurs yi kàddu gaa ngoog. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp auditeur auditrice sunu Kër FM maa ngi leen di nuyu. di leen ziyaara yéen ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm wér ak wérle di nuyu ki ma invité di Chérif El Walid Aidara maa ngi leen nuyu bu baax a baax di la ziyaar di wax ne amat naa kontaante di participer ci émission bi ngay animé saa su ne may nuyu ñëpp di ziyaar ñëpp. jërëjëf soxna Awa Thiandoum xanaa ma jàkkaarloog sama xarit El Hadji Malick Sarr maa ngi lay nuyu El Hadj lan ngay nuyoo auditeurs yi ñuy déglu si waxtu wi. billahi samil alim min ashaitan rajim bismillahi rahmani rahim allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim ginnaaw bi ñu musal ci seytaane bi nga xamante ni moom la yàlla rëbb julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jël nuyoo bi jokko Chérif El Walid mu jàllale ko ci panel bi yëpp di ziar ñëpp di balu ak ñëpp di balu ak ñëpp di ñaan yàlla boole jégal boole ñu ci xaaj ba jëm déwén ak déwén jéeg ñu respecté mesures barrières yi yàlla dimbali ñu ba mbas mu dem tëddiwaat fa mu nekkoon ba ñun ñëpp ñu fekk ko di ko nekk ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ñaanal ñëpp bëccëgu jàmm salaam yàlla defal ko poli ñu jërëjëf El Hadji Malick Sarr Babacar Diagne maa ngi lay nuyu Babacar lan ngay nuyoo auditeur ak auditrices yi ñuy déglu si waxtu wi kàddu gàngoog. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi nga xamante ne ñuy suivre ci suñu Kër FM ci émission bi ñuy wax actualité politique de la semaine. ñu ngi leen di nuyu ak ñi nga xam ne ñi ngi ci panel bi Cap Sénégal Natangué Chérif di la jox nuyoo bi nga jottali ma ko mbooleem ñi nga xam ne ñooy auditeurs yi auditrices sa émission bi am solo maa ngi nuyu également ñi nga xam ne ñoom laa bokk ak plateau bi di El Hadji Malick Sarr ak Soxna Awa Thiandoum di nuyu ñëpp di kontaan également ci sujet yi nga xam ne moom la ñu war a waxtaan comme ni nga ko waxee rek li jëm ci troisième mandat bi ci ay ak nouvelle mesure yi nga xam ne le ministre de l'intérieur jël na ko pour xeex Covid bi
ñu ngi nuyu ñëpp waa kay jërëjëf loolu la ñuy nuyoo kon ba ci kanam. jërëjëf Babacar Diagne mbokk yi ma fàttali leen yéen ngi si Cap Sénégal Natangué la convergence alternative pour la prospérité Sénégal Natangué bi président Abdoulaye Fall jiite di un parti en construction di yëngatu si lépp lu soxal doomu aadama rawatina lu koy jëmee kanam waaye luy jëmee sunu réew Sénégal kanam waaye sax nag luy jëmee sunu continent Afrique kanam Cap Sénégal Natangué di yëngatu si càmm gi mbay mi napp gi di yëngatu ci santé éducation ak justice lëkkaloo ci partenariat ak sunu Kër FM de la première radio panafricaine di émettre depuis Los Angeles yéen a ngi ci seen émission actualité politique de la semaine kon nag duma def rek lu dul wàññeeku jàkkaarloog soxna Awa Thiandoum soxna Awa maa ngi lay nuyuwaat waa soxna Awa tey bu ma la laajoon ni le 3e mandat buñ ko tuddee Sénégal lan la lay fàttali lan nga may wax soxna Awa kàddu gaangook ñu ngi lay déglu maag samay auditeur waaw Chérif li nga may laaj dama ci sawar a tontu muy 3e mandat li may fàttali mooy président africain koo ci gis rek am yaakaar ne moom mooy joxe exemple bu baax ci Afrique ci limitation des mandats saa su ne rek yaakaar bi day tas muy lu ñu metti lool tey mu nekk loo xam ne askan wi mënatu ko nangu 3e mandat ci mboolem pays africain segam tubaab bi ñoom seen bopp nasaraan yeeg ñeneen ñi ak nit yu yeneen pays nit yu ñuul yi ñoo ko nanguwul asamaak ak yéen Afrique ci boppam moom moomul 3e mandat normalement kuñ ko sa parti sax bëgg a sas da ngaa war a dellu ginnaaw ndax ñaari mandat rek doy na donc fu ma nit waxee 3e mandat rek man ci loolu lay xalaat. jërëjëf soxna Awa Thiandoum fu nu tuddee 3e mandat rek am na sa xel fu mu jëm nu lay sant di la gërëm tega sa baaraam foofu ñoo ngi dellu si waaye sama xarit El Hadji Malick Sarr waa El Hadji Malick de 3e mandat defe naa ni am na lu mu yëngaloon si Sénégal ba defe naa ni waxet ja ñëpp a ngi koy fàttaliku mu nekkoon fi nag coow lu rëy ma ni fi nu toll nii nu gis nag loo xam ne daanaka dafa mel ni alerte ci Afrique nu gis ni am na ñaari réew benn bi di Côte d'Ivoire nu gis président Côte d'Ivoire taxawoon ni moom du mës a laaj 3e mandat dafa sonn sax dafa bëgg a noppalu ji nan ko dimbali bàyyi ko mu noppalu ji kooku moo wàññeekuwaat yëkkatiwaat loxoom di laaj 3e mandat nu gis ni Guinée aussi président Alpha Condé si jamono yi nu toll nii gis nañu marche ya fa am daanaka defe naa ni sax ay bakkan rot na fa si moom it bëgg a conserver pouvoir ni 3e mandat rek El Hadji Malick nga yaakaar ni lu mel noonu mënul am Sénégalam El Hadji yow laa koy laaj te lu mel noonu bu fekkoon tey dem nañu bu egg si mu nar a am yow lan nga gis ni noonu la population yi di taxawee El Hadji Malick kàddu gàngook waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah dolli nuyoo waat jiital ci nuyoo bi nag soxna Awa Thiandoum di ko nuyu bu baax di ko ziar di kontaan trop si waxtaanu keroogam bi macha allah si développement local macha allah teewlu nañ ko bu baax ak xam-xam bu wóor yal na yàlla yàggal taxawaay bi di nuyu sëñ Babacar di ko ziar bu baax a baax macha allah Diagne di nuyu président Ablaye Fall di rafetlu Cap Sénégal Natangué lu noo rek vraiment ak li ko tax a jóg un parti en construction pour doomu aadama jiital doomu aadama ci léppam lu mu wax ni doomu aadama waxtaan wi ñuy waxtaan ci autour de du studio sax ci lu defar doomu aadama la ci côté boobu nag laay gisee ki nga xamante ni
muy njiitu réewu Sénégal jusque ba may gis le contraire parce que man damay jàpp ni moom dafa rampe muy maanaam l'état y a la base et le sommet moom mu rampe xam école primaire moo tax ma ngi koy différencier ak ay Alpha Condé moom dafa gaaw a fàtte rek mais il a fallu que le soutien de toute la communauté ouest africaine bañ koy jàpp ji ca frontière ba muy daw di génn Guinée. Alassane Dramane Ouattara ay hélicoptère Apache ñoo ko dimbali pour mën a toog bu bëggee nag xam nga nekk ci teraanga ba pare ñu ko toroxal man jàpp naa ni am na benn différence bu am si ñoom seen diggante ak le peuple sénégalais ak le dirigeant sénégalais par rapport ak ñoom moo tax j'ose pas parce que fàtte xaju fi l'esprit 23 juin soo gisee yeneen manifestation yi koy kii di ko affilié muy am ay échec l'esprit est toujours là te jàpp naa ni il avait un 7 ans très bien rempli ces 5 ans yi ñu koy ñaanal Covid bi jóge fi parce que yaakaar naa ni am na engagement yu mu def vis-à-vis avec le peuple sénégalais doy na ko sëkk ci 5 ans yi ak 7 ans yi mu war a bàyyiwaat keneen mu dem noppalu ci tuuti te soxna bu sénégalaise la yore nag par rapport ak la différence waaw te derrière tout un grand homme y a une grande dame mu jàpp ni am na valeur yu muy incarné si sous région bi dama jëlale sax suñu dëkk bi si sous région bi kon damay am rafet njortu rek ni du ko xalaat waaw moom li koy ñor soo dégg man si sama dégginu bopp nag laay wax sama analyse bopp je suis pas spécialiste mais avec l'expérience jàpp ma ni Macky Sall fàtte na fi li xew 2012 ak léegi kon ñu rafet njort rek te xam ne ñooñu li ñu def kenn du ko rafetlu le Mali est là la xewoon Libye Toumani Touré alerté woon na de su Libye éclaté woo rek Mali c'est fini te sooy xool la moitié du Mali amatul état kon ñu ñaan yàlla rek suñu président yàlla na dégg peuple am ci barke Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. jërëjëf El Hadji Malick dégg nañu xalaat bi waaw Babacar Diagne maa ngi lay nuyuwaat waaw Babacar defe naa ni de constitution bi li mu wax leer na nañu de ba nu defee référendum de yaakaar naa ni constitution bi am na lu mu wax loo xam ni njiit si boppam moo ko bind si loxo boppam muy réewum Sénégal nag kenn mënatu fi def lu ëpp ñaari mandat yu tegaloo mu mel ni ñaari mandat yu tegaloo am na waaye nag li nu tiital mooy dañu gis lu mel noonu si Afrique fii nu toll nii dañu gis Ouattara bu Côte d'Ivoire waxoon lu ni mel wàññeeku tey def waxeet nu gis ni Condé bu Guinée aussi mi ngi def lu mu mën ngir am 3e mandat waaw ma laaj la ak constitution bi li mu wax te jóge si loxo njiit xalaatam nga yaakaar ni fii Sénégal mën nañu dem ba si biir nu wàññeeku di laaj 3e mandat ah yow laa koy laaj Babacar ñu ngi siy déglu maag samay auditeur kàddu gaangoog. waaw Serif merci encore une fois ci question bi am solo boobu nga xam ne dafay lié constitution bi nga xam ne njëriñam mooy lépp loo xamante ne ay charte la ak ay loi bi doxal réew ci anam bu nekk rek tënk nañ ko ci ñu war di ko topp te kenn waru koo jalgati constitution boobu nag daanaka su ma la koy tënkal ci gàttal rek bëri na ay problème yi am ci Sénégal constitution bi nam ko waroon a réglé wu ko te nu ñu koy bindee aussi tamit bëri na ci ay sujets yoo xamante ne duy leer te ku nekk xam na interprétation yi juriste yi di def ku nekk da nga koy xëcc taawil ko ci ni nga ko gisee ba tax na le cas du Sénégal comme niñ ko gisee woon ci 2011-2012 avec le président Abdoulaye Wade moom ci boppam moom moo waxoon ne dootul présenté wu ba pare teg ci ne constitution bi verrouillé na ko mayatul ko mu mën a présenté wu loolu mooy tout juste bi mu génnee ci élection yi mu gagné woon bi mu amee tout juste 2e mandat am fekk na mu defoon ñu changé woon constitution bi par référendum ci jamono yooyu
mais toujours rek dafa am ay prox ndoll yu ñu dugal ci biir. mais nag man li nga xamante ne gëm naa ko ba gëm ko mooy président yi dañuy jouer ci constitution yi te ñoom seen kàddu man dama gis ne buñ ko respecté ñoom seen kàddu respecté ko te ñoom seeni wax yu démb yëpp dañ ko tegoon ci constitution bu ñu respecté loolu rek jàmm dana am. waaw Abdoulaye Wade waxoon na maa waxoon waxeet verrouillé naa constitution bi mais terewul ne bi mu déposé candidature am dañ ko accepté validé ko. le cas du président Macky Sall également da ngay gis ne bi mu defee référendum bi passé dugal ci ay loi yu bëri teg ko ci moom si jëmi boppam waxoon na ne mënatut a utiwaat 2 mandats successifs mais interprétation bi ma lay wax rek ñu ngi wax ne bële mandat bële ne bokkutoon ci bii moo ci bokk ay weerante ñëwaat seen biir Afrique nag dafa war a mucc si ñu li nga xamante ni mooy problème ci limitation des mandats ak tamit durée des mandats. 3e mandat bu fekkente ni ne constitution bi waxu ci dara kooku man damay gis ne amul problème waaw ndax am na dëkk yoo xam ne président yi def nañ fa plus de 3 mandats 4 mandats loolu amul problème parce que constitution bi terewu ko mais suñu dëkk yi na nga xam ne Sénégal wax dëgg léegi nii constitution bi wax nañ ne mënoo am 2 mandats yu tegaloo teg ci président taxaw ne moom mënatu ko def li nga xamante ne yaakaar naa ko comme coow li ñu dundoon ci 2012 ba ci 23 juin bi li nga xam ne yaakaar naa ko mooy président Macky Sall comme moom wax ne du wax oui du wax non ñu ngi koy ñaan di ko pousser mu xalaat ci danger yi nga xam ne bu naree imposer 3e mandat dana jur soulèvement populaire ci réew mi te loolu baaxul ci réew mi waaw loolu moom man dama koy attirer attention mu xam ko suñ jógee ko ci loolu moom si jëmi boppam man dama gis ne du constitution mooy régler ndax constitution yi toujours ñoom dañuy ànd ak le pouvoir le cas de comme ni ñu ko souligné Alassane Ouattara moom si jëmi boppam waxoon na ne du présenté wu dafay joxe la jeune génération ñu continuer mais dernier moment wax na dafay présenté wu waat gis nga coow li nga xamante mu ngi ko fay jur foofu la même chose avec Guinée Alpha Condé problème bi nga xam ne mu ngi ko fi bëgg a imposer damay yaakaar nag yooyu ay essai la ci ñun suñ dëkk bi mel ni Sénégal ñaar yooyu buñ jàllee ak réussir boo moytu virus bi mën nañu topp de suñ président tamit suivre loolu waaye daal xëy na politique moom toujours dafay am circonstances yi nga xam ne mooy problème moom la ci politiciens yi war a jàngatee 3e mandat moom wax dëgg yàlla ci Sénégal ak ci sous-région bi Sénégal ci Afrique yi ñu tekk ak problème yi nga xamante ne ñu ngi koy dund wax dëgg yàlla taluñ ko te baaxul suñu réew mi Chérif loolu daal laa la bëggoon a wax ci li jëm ci wàllu woowu merci. jërëjëf Babacar Diagne taluñu ko te baaxul si réew mi defe naa ni leer na nañi nuy rafetloo xalaat bi mbokk yi di leen fàttali rek ni yéen a ngi si Cap Sénégal Natangué la convergence alternative pour la prospérité Sénégal Natangué di un parti en construction ki ko jiite di président Abdoulaye Fall Cap Sénégal Natangué di yëngatu si lépp lu soxal doomu aadama bi rawatina lu koy jëmale kanam waaye luy jëmale sunu réew kanam waaye nag sax nag luy jëmale sunu continent Afrique sa kanam Cap Sénégal Natangué di yëngatu si càmm gi mbay mi napp gi di yëngatu si santé faju wér-wérle di yëngatu si éducation sàkku xam-xam joxe xam-xam jàng-jàngale noonu la yëngatu aussi si justice jubal jubbanti Cap Sénégal Natangué lëkkaloog sunu Kër FM di la première radio panafricaine di émettre depuis Los Angeles yéen a ngi seen émission actualité politique de la semaine ma wàññeeku rek jàkkaarloo waat ak Soxna Awa Thiandoum Soxna Awa maa ngi lay nuyuwaat Soxna Awa dafa am loo xam ni am nañ si njàqare gi mooy lan mooy njiit dafa am lu mu wax leerul lëndëmul lëndëm na leerul muy ban ko laajee 3e mandat daf ni li may tontu mooy nii wëy nii non waaw Soxna Awa Thiandoum nii wëy nii non boobu
yow buñ la waxoon nga jàngatal nu ko lan nga nuy wax maag samay auditeurs yi lay déglu si waxtu wi soxna Awa Thiandoum kàddu gàngoog nii wéy nii non. waa Chérif El Walid maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la nuyoowaat di la sargal di kontaan toujours ci sa émission nii oui nii non waxul waaw waxul déet loolu doy na waar loolu ci jàngat mooy moom bañul de koo ci ba mu jël loolu lay tontu waaye nag njaw dafa des xaben ndax moom dafa ñemewul moo tax mu tontu loolu di xool nag ba xam waa partem lu ñuy wax di xool ba xam après sondage yi lan la ñuy wax di xool ba xam ndax waa Sénégal lan lañ koy wax loolu moo tax mu lancé loolu pour semer le doute dans l'esprit des Sénégalais préparer nit ñi pour bés bu waxee troisième mandat kon moom dafa bëgg a semer doute ci esprit sénégalais maa ngi jégalu ci xool daa amoon appel bu ma doon wuyu maa ngi jégalu bu baax ñi semer doute ci sénégalais yi préparer leen ba nga xam ne opinion bi dina ci commencer wax kooku c'est pas intéressant li mu bëgg a def mooy dafa bëgg a wax troisième mandat ñi ma ko wax directement sénégalais loolu moo tax ndax dafa ragal fi mu toll nii ragal bi mu ragal mooy dafa échoué ci lu bari sur le plan économique sur le plan organisationnel sur le Covid-19 la gestion du Covid-19 moom loolu mooy jafe-jafeem loolu moo tax moom fi mu toll nii daa am jafe-jafe dëgg moom président de la république te jafe-jafe yi nag kanam la jëm ndax ñun duñu nangu lànk nañ ne duñu nangu troisième mandat Afrique ci boppam moom moomatul troisième mandat ndax nit ñi sonn nañu damm nañu tàyyi nañu comme gu fi ñëw wax ba ñu fal la nga ñëw toog pasaree xaalisu réew mi ressource réew mi yëpp nga baraade ko ci lu la neex nga créer de nouveaux riches yow ak sa famille ak say jege ñaale yëpp non Afrique daa sonn ci loolu moo tax non au troisième mandat dans tous les États africains loolu la ñuy déclarer Macky nag moom ci boppam moo war a ba waxu troisième mandat ndax gestion catastrophique ak gabegique doo ko def ba pare ndayalee ko sa bopp ba pare bëgg a taxawaat naan da ngay laaj réew mi sa ngor sax war la ko may bu ñu xoolee sénégalais ni ñu sonnee tey loolu dañoo sonn ñoom sénégalais kon troisième mandat dañ ko war a baax teg ko fële keneen ñëw koo xam ne dina andi yeneen idéologie yu bees yeneen xalaat yu bees loolu moom moo ñu jig te loolu la ñuy xaar mais président actuellement nii ci Afrique rawatina Sénégal waxatuñu bëggatuñu ko wax troisième mandat ñaari mandat daal ku ko terminé rek na dem sa morom ñëw su ko defee dinañu gën a mën a càmbaraat yorinu réew yi askan yi aussi ñu gën cee mën a gis seen bopp gën a mën a wax seen xalaat ci ni nga xam ne noonu la ñuy yoree réew mi te itam ñu joxe ci seen participation di ci participer bu baax a baax. jërëjëf soxna Awa Thiandoum dégg nañu xalaat bi waaye ma wàññeeku rek nag jàkkaarloog sama xarit El Hadj Malick Sarr El Hadj Malick maa ngi lay nuyuwaat waa El Hadj Malick dégg nga léegi de li soxna Awa Thiandoum wax si nii oui nii non moom am na jàngat mu seef defe naa ni yaa ngi koy dégg waa El Hadj Malick président pourtant moom président si boppam moom am na lu mu wax ni looloo waral nii oui nii non parce que nee na tey bu taxawoon nii oui gouvernement am dootuñu liggéeyati te loolu vraiment dina yàq réew mi bu baax sax te bu fekkee noonu la demee aussi dafay nekk dëkk waaw waxu président boobu nii wéy nii non su ma ni woon wéy tey sama gouvernement dootuñu liggéeyati
yow loolu bu ñu la waxoon nga jàngatal nu ko tey maag samay auditeur man jàngat nga nu siy indil El Hadji Malick kàddu gaangoog. dama gis ne foofu day politique foofu man dama gis ne day politique te politique day sonal askan wi nga xamante ne nii ñu ngi door a génnee ci ay présidentielle ñu bëgg a démarrer waat ak dëkk bi te moom mu amoon benn programme boo xam ne moom la présenté Sénégalais yi ci ne loolu lañ ko fale pour un deuxième mandat kon génn guñu ci année électorale présidentielle bi ñu bëgg wax un troisième mandat man damay rafet njortu ni dafay bañ ñu nekkaat ci un débat politique bu jëmaat 2020 nangam kon dama koy accorder loolu man dama koy rafetal njort par rapport ak li nga xamante ni nii moom la wax waaye si kaw loolu may def benn précision gis nga Chérif maa ngi rafetlu kàddu soxna Awa macha allah ak sëñ Babacar mu ngi koy ziar bu baax a baax Sénégal dañu war a am ku nekk nag def introspection si citoyen lambda bi ci homme politique ba ci ku mënti doon ci ku nekk si ñun rien que rek pour suñu réew mi jëm kanam parce que nous Sénégalais on a tendance à être trop exigeant par rapport à nos dirigeants te am na ci loo xamante ni ñun ci suñu bopp ca base ba parce que un état c'est une pyramide la base c'est askan wi moo ni muy comporté woon rek par force le sommet bi di mel kon xool ko ci rek ci pandémie bi taxawaay bi nga xamante ni nii tout un chacun maa ngi jàllee suñu mbokk moom nga xamante ni nii mbokk mi wàññeeku na di ñaan yàlla yéeg ko ci barzakh mag ña te mu yàlla wutu leen ci ay mbokkam ci barkent bi sallallahu alayhi wasallam am na loo xam ne bu ñëwee sa kaw rek cas de conscience dalay jàpp te yàlla daf ñu fi wàccee nag ci ku nekk si ñun nga am sa loo xamante ni mooy sa mission nga war ko remplir ba mu mat sëkk te ku matal rek après tu pars man noonu la mooy sama vision ku nekk ca ca fa nga féetewoo fa nga nekkee muy commencé ci kër ga maa ngi dégg démb si débat bi ngeen ubbi woon par rapport ak les comportements des gens par rapport ak la pandémie te loolu mooy dëgg bi c'est trop tôt pour ñuy def un bilan man par rapport ak li nga xamante ni mooy Covid bi si sama en tant que acteur de santé communautaire en tant que citoyen lambda peut-être étape ok mais une évaluation globale mënul ñàkk après mais l'urgence instant bi c'est ku nekk am taxawaay bu nga xamante ni nii pour réussir rek ku nekk day daal di jàpp ne man maa réussir loolu après su ko defee ñu construire suñu Sénégal mu jëm ci kanam mais pour ay day def boule de sonde ok c'est vrai ku ne xam ne nii ñi nga xamante ni dañoo langaamu si nguur rek pour nguuru ñoom duñu sañoon du jeex waaye àdduna sax day jeex kon amu fi lu dul jeex te jàpp naa ni daal virusu Alassane Ouattara te moom yaakaar naa ni su revoir les images bu nga xamante ni mooy la ñu génnee bunker boobu ñu génne woon Gbagbo jàpp naa ni ci àdduna dara lu ko jaral lu mel noonu te dama gis ni il court directement sur ça moo tax ma jàpp ni le président Macky Sall nit ku bëgg boppam la xam boppam te boo xamee sa bopp rek jàpp naa ni am na loo xamante ni nii du la ci fekk c'est comme man j'ai été mandataire musuma jël carte benn parti politique mais bëggoon un changement moo taxoon dama si engagé woon bu nekkoon engagement bu mat sëkk par rapport ak le changement de 2000 mais après par la suite la ca xew na ca président Abdoulaye Wade bu mu demee waxeet sénégalais yi am nañ fulla ak fayda on regrette nag li ci am yëpp après parce que y a eu des morts
te pourtant la mu bëggoon Sénégalais yi taxawu nañu ak fulla ak fayda bu mu sëkk wan ko ne ko du loolu moo ñu intéressé c'est pas ta personne qui ñu intéresse li ñu bëggoon mooy programme bi nga déroulé après nga joxe lenge yi Sénégalais yi choisir ki ñu bëgg te noonu la demee nga jàpp ni nag loolu yëpp su amee malgré pression ak parce que entourage toujours noonu la am na ñoo xamante ni nii la ñuy bëgg ak la ngay bëgg te am wuute ci lu wér waaye yow am na loo xamante ni nii kenn du la gën a bëggal sa bopp man kenn du ma gënal sama bopp kon jàpp naa ni président Macky Sall bul de sond ak tate la ni xalaatu Sénégalais yi te yooyu yëpp bëgg na rek am un résultat sur son dernier mandat moo tax muy wasaare nii wii nii non pour que ay état major am nekk ci liggéey bi nga xamante ni ba à l'approche ko defee nag après moi je crois que après le débat est ouvert mais instant bi nii jàpp naa ni xelam traversé wu ko sax pour muy fàtte li nga xamante ni mooy image yi fi amoon ci entre 2011 ak 2012 kon daal man sama rafet njott boobu rek moo may animé ba may gis le contraire bu boobaa tamit li sama principe de vie rek foofu noonu laay ci amee sama taxawaay te yàlla bu nu yàlla yóbbu sax ci lu mel noonu ci barke Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu dund booy nekkaat ci beneen dimension par rapport ak ça yàlla mën na ko yàlla defal boobu taxawaay ci barke Yonent bi sallallahu alayhi wasallam. jërëjëf El Hadj Malick Sarr dégg nañu xalaat bi Babacar Diagne ma lay nuyuwaat waaw Babacar nii wéy nii non ndax su ma ni woon wéy tey sama gouvernement dootuñu liggéeyati dañuy daal di dugg si benn espèce de campagne électorale boo xam ni kenn dootul talati liggéey waaw président mooy ki ko wax ma di la laaj Babacar Diagne yow loolu nan nga ko jàngatee maa ngi la siy déglu maak samay auditeur Babacar kàddu gaa ngoog. merci encore une fois Serif ci li président wax noonu ni oui ni non ni oui ni non nag jàngat bu yaatu lay doon ci anam bu nekk comme moom ci boppam ni mu ko expliqué tey bu waxee du présenté waat gouvernement bi dootuñu liggéey loolu waxam la te tamit dañ koy nangul du tere tamit nit ñi am beneen jàngat ci wàllu woowu li am solo mooy moom ci jëmi boppam mënagut a joxe position mënoon na ko def nag jël benn décision rek ne man kat dootuma présenté wu comme ni mu ko waxee woon avant référendum bi ñu laaj ko mu ni si fini bi mooy dernier am ba pare nag jël ay responsabilités am képp koo xam ne yaa ngi ci gouvernement am liggéeyoo mu teggi la fi dem indi keneen liggéey ak moom waaw mais nag fu ñu toll nii moom ñu wax ko ak ñàkk ko wax deuxième mandat bi di tendre ci troisième mandat wala di ko jéem a bëgg loolu wax dëgg système politique lay jur non seulement waxaguma ci opposition bi ak population mais à l'interne de son parti bi ci boppam parce que comme li ñuy wax ne lu mbëtt bëgg moom la baar bëgg am na ci ay responsable am yi nga xam ne ñi ngi ci parti bi ñooñu mënuguñoo wax mais buñ sañoon tamit waa ji na leen may ñu jéem a organiser waat li ngeen moo tax loolu dafay jafe ci sama rafet njortu rek ak si sama xalaat ne président expérience boobu am na ko ci politique te tamit dund ko ci expérience bi Ablaye Wade dal wax dëgg jàpp naa ne buñ ci tolloo moom du jéem a tenté troisième mandat ndax loolu moo koy noppal mooy noppal aussi réew mi waaw moo tax nii wii nii non moom leneen la amaana tamit ne moom xelam mën na nekk tamit ci troisième mandat waaw loolu tamit mën na laxasu ci gannaaw léegi nag mu doon sondage comme ni ko soxna kii waxee comme ni ko soxna aw waxee mi sonde di làqatu ci gannaaw askan wi di xool seen réaction waaw suñ toll nii daal man mën naa jàpp ne ñaari cas yëpp tout est possible li ñuy wax ne picc gi ci kaw waaye xel maa ngi ci suuf mën naa am troisième mandat mu nekk ci xelam ñemegut koo wax mu waxee ko noonu
waaw mais nag ñu toog di xaar déglu rek waaye daal su muusee ak bëggal boppam jàmm ak askan wi jàmm li mu wax noonu dañ koy nangu waaye buñ demee ba toll ci nag mu effacé wu waaw parti bi képp ku muy teg mu teg ko ci jéem a xool leneen daal waaw loolu daal mooy sama xalaat ci nii oui nii non 2 cas de figure yëpp mën na ci am waxagut position am waaye suñuy xel daal daanaka leeru dafa lëndëm ndax nii oui nii non leeru lëndëmut waaw mën na xëy nekk ci guddi mën nañu yeewu nekk ci bëccëg loolu daal mooy sama xalaat Serif ci wàllu woowu. jërëjëf Babacar Diagne di la sant di la gërëm di rafetlu xalaat bi mbokk yi di leen fàttali rek ni yéen a ngi si Cap Sénégal Natangué la convergence alternative pour la prospérité Sénégal Natangué bi président Abdoulaye Fall jiite mu lëkkaloo si partenariat ak sunu Kër FM di la première radio panafricaine di émettre depuis Los Angeles waa di wax nag li du si nag wi yëpp xëjandoowul si cin li bëggoon nañu sori lool si premier point bi parce que liñ si war a wax jeexul liñ si mën a wax jeexul waaye waxtu wi la ñuy sóoraale donc dañuy teg foofu baaraam rek ba beneen yoon jàll nag si deuxième point bi ni ngeen ko xamee ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye génn na maa ngi si Covid 19 bi coronavirus am na mesure yoo xam ni jëloon nañ ko fi dem ba si biir nu tegee ko ne am yeneen yu nu jëlaat demaat ba mu yàgg mu mel ni dañu dellu siwaat sa la nu jóge woon muy mbir mu doy waar bu jara seetaat nag waa ma ni li nu gis bërki démb gannaaw ba nu déggee président ministre de l'intérieur génn wax ko maa ngi jàkkaarloog soxna Awa Thiandou soxna Awa génnu ministre de l'intérieur ak mesure yi nu jël delluwaat si mesure barrière yi rek moo indi wax ci may laaj waa mbir mi moom dafa am ay erreur yu nekk si biir échec daf si am wala lu xew soxna Awa yow boo nu doon jàngatal génnu ministre de l'intérieur lan la ñuy déggee si yow maag samay auditeur soxna Awa kàddu gàngoog. waaw may jaajëfal di la jaajëfal bu baax waat Chérif di jaajëfal sama mbokk yi ma bokk plateau bi muy sëñ Babacar mi bokkal plateau bi ñu ngi lay sargalaat bu baax a baax a baax a baax Chérif maa ngi la gën a kontaan ci sa émission jàngat bi nga xam ne moom la ñuy jàngat ci sorti Aly Ngouille Ndiaye ministre de l'intérieur xanaa tiit ak jàqare rek moo gën a dooleeku waat ci askan wi tiit ak jàqare lañ doole askan wi ndax ni ñu ko doolee mooy wane ñu ne carrément ñoom tëleen nañu mënuñu ñu xëyaat sottiwaat andi ay mbir yu bees gën a teengal mesure barrière yi mooy maanaam ne ku ñu jàppati sax sa prison xaj na ci port de masque mais ñoom dañoo échoué ba pare échec bi fi mu toll nii dañuy wut nan lañ koy justifier mais loolu mënta nekk lajj nañu te ñoom xam nañu bu baax nan la ñuy gérer crise ak pandémie ñoo ko gën a jàng mais bëggoon luubal moo tax defuñu ni leen ko yoon santé ak ni leen ko yoon maye déedéet defuñu noonu dañoo def lu leen neex pour rek mën a luubal koppar yi nga xam ne dugal nañ ko ci pandémie loolu taxoon bi ñuy def di monter ay comité pour mu topp li jëm ci wàllu mbas mi lu leen neex lañ ko def mais yëgal na Sénégalais yi li Macky def moo ko tey gestion ni mu doon gérer réew mi rek noonu la gérer Covid bi ñëw tànn ñu ko neex muy gorom
Mansour Faye jox ko lépp ne ko yow demal wuti ceeb ak defal lii opérateur tout azimut nga daan defal andil ma lépp li ma soxla andi ma ko ba mu andee ma jox Sénégalais noonu rek comme gestion bu mu defoon gestion boo xam ne papa yaay doom la ak Marème Faye ak ay magam ak rakkam man ak sama waa kër loolu képp la gestion boobu la géré Covid bi moo tax nag ñu échoué bi ñu échoué ba pare nag xam ne ñoom lii ñu def échoué nañu face au Sénégalais face au Covid-19 léegi ñu ne nañu defaat nañu wutaat leneen lu ñu wax ba pare nag Chérif jàngat beneen bi mooy dugalaat Sénégalais yi ci seen biir kër lu ñu xalaat la mais ñemewuñ ko tudd reconfinement moom lañ doon bëgg mais comme reconfinement mënul am ñu nañ leen xëbal fi mu toll nii boo xoolee policiers yi ñooy woot ak seeni oto dugg ba ci biir koñ yi di jàpp nit ñi solo masque loolu lépp parce que pandémie bi delluwul gannaaw mi ngi yokk saa su ne mais toujours rek ñoom seen tële la ñuy wone mais wonewuñu leneen. jërëjëf soxna Awa Thiandoum njàngat mi am na solo waaw El Hadji Malick ministre de l'intérieur de génn na defe naa ni am na lu ma wax si mesure barrière yi am na fu nu delloo si waatit mu mel ni kon li jàlloon li fi nekkoon te nu jëlee ko fi dafa mel ni dañu ko defoon si erreur wala bokk li ma laaj soxna Awa Thiandoum rek ndax mbir mi échec la yow ban jàngat nga si am El Hadji Malick Sarr El Hadj kàddu gaa ngoog waa jërëjëf El Hadji Malick Sarr waaye gannaaw waxtu wi xoj nanu maa ngi lay laaj rek le mot de la fin nga tàgguwaale auditeurs yi liñ si mën a wax jeexul liñ si war a wax jeexul waaye waxtu weenu xoj El Hadji Malick Sarr kàddu gaa ngoog. asalaamaaleykum mu nuyuwaat gërëm naa la nag Chérif ci invitation bi di ko rafetlu kàddu soxna Awa Thiandoum yi ak suñu Babacar di leen ziar bu baax a baax nag macha allah li nga wax ne ministre de l'intérieur ñëwaat na mais dara demul woon ba ñu war a ñëwaat sax c'est-à-dire sénégalais yi kay l'heure est grave bi ñuy wax ça a été grave ba bañ ne rek Covid bi dugg na si Sénégal ñuy wax fii am ay mesures te bu fi jógee ñun ñëpp la fi jógeel mun daal j'appelle les sénégalais ñu xam ne ñi koy wax ay techniciens lañu li ñuy wax xëy na lu musul am la ci àdduna ñëpp a jaaxle ku jaaxlewul rek li ñuy wax naan bokk ci coow li xam li xew moo ko gën bokk ci coow li xam li xew moo ko gën ñëpp a jaaxle li ñuy wax les grandes puissances Chérif mooy jox la benn exemple que ku nekk war na am muy si parti politique yi bindkat yi ñëpp war nañu taxaw ak seen plume ñëpp a jaaxle scientifique yi ak ñëpp a jaaxle parce que lu bees la ñuy wax ñëpp ñu ngi dugg si laboratoire yi ku nekk di def la nga xam waaye njàngat la nag boo xamante ni après lépp yiw la war a nekk si adduna bi yëpp nag surtout nag nous les Sénégalais surtout en Afrique waaye yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba muy woote ci diine l'islam ay ñoñam bañ leen bund xatal Afrique la leen yónnee Chérif El Walid te loolu du ay caaxaan kon ñun à partir de là rek dafa war a am noo xamante ni lañ nous les Africains nag wax dëgg yàlla nag yàlla defal bëggante toppante ñi nga xamante ni nii mooy Cap Sénégal naataange mu bëtam yàlla na ko yàlla mottali ci barke na nus fa ñëpp fekke ko te tal ko nag te mbas mi yàlla bu mu dal ku mu xam yàlla bu mu dab yàlla bu mu ko dab yàlla nañu yàlla dimbali bañ koy nettali ñun ñëpp ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam te nit ñi nag am un comportement bu baax muy sa administration bi les décideurs les dirigeants quand ils prennent des décisions il faut que am na ci loo xamante ni nii administration baag territorial baag quartier baag gox baag kër gaag ñëpp ci ñu war a am benn comportement bi
nu bëggante yal na yàlla defal ak bëggante ak soppante ci barke Yonent bi sallallahu alayhi wasallam maa ngi tàggoo bu dul tàggoo gërëm naa ñëpp sant naa ñëpp jégal bu baax a baax yal na yàlla boole jégal ci barke Yonent bi sallallahu alayhi wasallam jërëjëf. jërëjëf El Hadji Malick Sarr xanaa léegi nag ma jàkkaarloog rek sama xarit Babacar Diagne mbir mangook ministre de l'intérieur génn na bi mu génnee dégg nañu ko defe naa ni daanaka li si ëpp solo dafa delluwaat si mesure barrière yi ma di la laaj nag ndax yow li nga gis ni erreur yee bari mbir mi échec am naam amul yow ban jàngat nga si am kàddu gaa ngoog sëñ Babacar waxtu wi xoj nañu nag mën nga tàggoo waale rek. jërëjëf Serif laaj bi am na solo te comme ci affaire Covid 19 bi lay wax mesures yi nga xam ne le ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye mujj na ko jëlaat jëm ci Covid bi. waaw foofu lu ñu fi mën a wax rek mooy li olof di wax ne ku xamul fa nga jëm dellu fa nga jógee te Covid bi nekk na loo xam ne maîtriser ko du yomb wala yombagut ci benn dëgg la suñu réew tâtonnement am na ci bëri na ci ay gestion yoo xam ne niñ ko doxalee melut noonu loolu am na ci wante li olof di wax aussi tamit ku ne na sangul sa taara tax xeex bi état moom mën na jël ay mesures ay arrêté ak ay décret wante comme ci peuple bi lañ koy wàccee peuple bi tamit war nañu accompagner état gunge leen ci li nga xamante ni ñoom moom la ñuy jël te suñ njëriñ la su ko defente ni ñu jàppale leen ci loolu ba boo gisee boo xoolee ne comme levé nañ état d'urgence bi ci diggante bi cas yi gën na yóbbu augmenté wu te avant même ñuy lever état d'urgence bi ci période yooyu noonu bëriw na ay manifestations sénégalais dañaa dem ba fippu imposer seen bopp état reculé dellu gën a mais constaté nañ ci après cas yi dafa gën a bëri léegi nag comme état jëlaat na beneen mesure mënagul ñoo dolloowaat ci confinement léegi ñu wàññi yenn mesures yi comme li nga xamante ne mooy port masque bi obligatoire ak distanciation yi ak yenn place publique yi nga xamante ne dañ ko doon def comme bar yeeg terrain yeeg yooyu ñu wàññindi ko loolu man mesure yu mujj yooyu dama koy saluer bu baax a baax di wax rek ne Covid bi réalité la ñu moytu jàppale suñ bopp mooy jàppale état tamit gën a góorgóorlu parce que benn bakkan rek bu ci wadd rek loolu kenn ku nekk ci ñun war na ko mën a xeex ba mu wàññandiku te amul prix waaw loolu moom lu am solo nañ jàppale état gën a góorgóorlu gën a xam ne mbir mi du affaire caaxaan affaire réalité la ñu dimbale ci état su ko defente ni ne d'ici peu de temps cas yi mën nañu wàññeekuwaat su ko defee ñu jéem a xool naka la ñu dem ndax Covid bi mënoo wax ne benn mesure bi rek ngay jël waaw ça dépend ci variation yi ak événement yi situation yi par circonstance si ngay changer ay mesures comme changer nañ mesures yi nag nañ ñaan yàlla respecter mesures yi am impact positif ci population bi ba nga xamante ni ne danañ ko gis daal loolu daal mooy li nga xamante ni ne moom laa gis ci mesures yu mujj yu président yu ministre Aly Ngouille Ndiaye jël jëm ci Covid bi nañ wax ñun ñëpp ñu respecter mesures yi pour ñun la pour suñu famille waaw su ko defee kenn ku nekk na jàpp na xeex bi Covid bi pour yow la yow yaa ko war a xeex engagé wu waaw suñu jàppee ne c'est le président rek juum nañ te président mënut loolu waaw ne kenn ku nekk na jàpp ne moom moo war a xeex Covid bi jëlee ko fi ñu respecter mesures yi jàppalante dimbalante suñu biir ak tamit jéem a gën a xool communication bi ñuy véhiculer su ko defante ne loolu dana am résultat bu baax loolu daal laa gis di la remercier également di remercier ñi nga xam ne bokkonoon naak ñoom plateau bi lu mel ni Soxna Awa Thiandoum ak El Hadji Malick di nuyu également le président Abdoulaye Fall di nuyu mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi doon suivre ci émission bi nga xamante ne moom la ñuy wax actualité politique de la semaine waa kay jërëjëf merci beaucoup. jërëjëf Babacar Diagne defe naa ni kàddu yi am na solo te vraiment njàngat mi rafetlu nañ ko di la sant di la gërëm
duma def nag lu dul jox soxna Awa Thiandoum soxna Awa waxtu wi xoj nañu kon nag le mot de la fin mën nga fa jaaree rek nag daal di tàggoo sunu mbokki auditeurs yi soxna Awa kàddu gàngoog. xanaa di nuyoo waat de sargal di remercier Chérif El Walid ci plateau bi sëñ Babacar maa ngi lay remercier ma bokkaloon plateau bi di wax Chérif kontaan nañu waat ci participer toujours ci émission yi may invité di kontaan ci auditrices yi ak auditeurs yi di leen wax ba beneen yoon incha allah rabbi yàlla nañu yàlla defal jàmm kon ñu dox dig daje ñu jox leen dig daje ba beneen yoon incha allah ci beneen émission ci beneen. jërëjëf soxna Awa Thiandoum di la sant di la gërëm El Hadj Malick Sarr di la sant di la gërëm waaye Babacar Diagne di la sant di la gërëm di leen jaajëfal si teewaay bi waaye aussi di leen masawu si jataay bi ndax yombul mbokki auditeurs yi mbokki auditrices yi Cap Sénégal Natangué la convergence alternative pour la prospérité Sénégal Natangué bi président Abdoulaye Fall jiite lëkkaloo woon si partenariat ak sunu Kër FM ñoo leen doon defal seen émission actualité politique de la semaine ngeen annoncé seen xarit Chérif El Walid Aïdara ak ay invité di leen sant di leen gërëm di leen jox dig daje fii ak ayu bés incha allah jàmm ak jàmm ba booba jërë ngeen jëf.